bëri pexeek tànk bu gudd ak barke ooleek alal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laajteem yaam auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki réew mi mbokki àddina bi mbokki seetaan axiru zaman noo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaara di leen balu xaq xam naa nañ jéggalu ci yéex gee seetaan axiru zaman bi ndax miinoon ngeen jeudi 20h fu mu jotee ngeen seetaan ko waaye yéex a enregistré gi moo waral yéex a jàll gi ci waxtu bi nga xam ne daan na baaxoo di ci jàll ñu ciy jéggalu mbokk yëpp di leen jaajëfal ci bàyyi xel geek bu waxtu wi jotee gisuñu ko yëglu beeg lépp mooy wane ne émission bi ñu ngi koy safoo di ko bàyyi xel ñu sant leen ci bu baax a baax gërëm leen ñaanal leen jàmm ak wér ak sutura tey nag ñu ngi fas yéene def waxtaan ak kenn koo xam ne miin ngeen ko ci aaxiru zaman mu dikk fi dikkaat fi waaye li waral ak dikkam yoon yu bari yëpp li ci dënnam te àdduna yittewoo ko te émission bi émission la boo xam ne nii tabaarakallaahu luy soxal askan wi luy feeñal dëgg luy réeral ak réer ak i neen moo tax a jóg émission bi kon boo amee koo xam ne jamono yu nekk mi ngi gëstu ci lan mooy gën a jëmmal dëgg ak lan mooy gën a feeñal ak neen ak dénoncé ko rawatina dédialisation bi may faral di wax lépp loo xam ne da koy installé mu nekk di ko jéem pour mu bañ a installé wu kooku dañuy sawar lool di ko dalal di bokk ak moom waxtaan kooku mooy professeur Adama Mboup ñu bàyyi ko mu nuyoog ñi seetaan axiru zaman. salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu ñu ngi ziar auditeur axiru zaman yëpp di njëkkee ci delloo njëkkal sunu boroom mi nga xam ni xewal bu waay am moom dong moo la ko may di jullu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit di ñaan yàlla commencé ci bismillahi rahmaani rahim sa émission bu am solo bi daane la ko ci alhamdulilah rabbil alamin di la ziar bu baax Oustaz Makhtar. jërëjëf professeur Adama Mboup tey ñamale gi mën naa ne du gudd day jëm rek ci fàttali bis boo xam ne ñu ngi koy dëgmal su ko defee nag ñu ànd ak professeur Adama Mboup ci waxtaan wi mbokk yi gannaaw bi nga xamee ne jógee ko nañ la 13 unité 13 ñu defoon fa sunu jataay bu njëkk doon dénoncé diabolisation bi nga xam ne nii nguurug Sénégal jël na ko ngir diaboliser ko daara yi ci askanu Sénégal ñu jugoon ngir dénoncé ko ngir naqarlu ko ba sàkk woon ñu tekki ndombal tànk Ndeye Saly Diop ak Ñoxabaay Diouf ak mboolem équipe bi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw dal gi ñi dal ci kaw daara yi di tas ay daara di delloo ji ay ndongo daara yoo xam ne seeni waajur ñoo leen yëkkati woon am confiance ci nit muy sëriñu daara teg ko ci loxoom ñu fekk ndongo daara yooyu ci seeni daara jële leen fa delloo leen di layoo Covid te mu dem ba feeñ ne nekkul Covid bi la ñuy xeex waaye seen programme mu 300 millions bi nga xam ne financement bi xamaguñu ba tey fan lañ ko bàyyi fan lañ ko jëlee muy 300 millions yu ñu teg ngir 0 enfant dans la rue ñuy dérouler seen programme boobu bëgg a reesal seen 300 millions yooyu yóbbee leen amul fenn fu ñu ciblé pour reesal seen 300 millions yi fu dul daara yi ci lañ jóg nag taxaw ne loolu dañoo bëgg mu dakk nu mu gën a gaawee gannaaw buñ ci amalee sunu jataay bu njëkk ca Parcelles ñu leen di yëgalaat incha allahu taala le 15 bii nu dëgmal Koungheul lañ koy amalee gannaaw le 13 unité 13 la 15 ca Koungheul incha allahu taala ñu ci invité waan mbooleem sëriñ daara yi mbooleem ndonga daara yi mbooleem ñu alquranul karim ñor ci réew mi ñu ngi leen ci invité waat ca daje boobu noonu la incha allahu taala ñu fas yéene amal ca Koungheul la 15 incha allahu taala bu ñu fa yeggee bu ñu jullee tàkkusaan la ñuy door programme ba nañ ko daan defee fu ñu sëlmalee tàkkusaan sunu 41 tabat yada 41 alam tara dana jib incha allahu taala ñëpp jàngandoo ko ñu ñaanal yàlla noon yi nga xam ne nii ñoo jug dëgmal si sunu daara yi yàlla moñoxe leen rajaxe leen teg leen luy tax dootuñu talati sunu daara yi incha allahu taala bu nu dajee ca la 15 ca Koungheul ñaan googu danañ ko defaat la cay topp incha allahu taala ñu toftal ko ci
waaye ñi ngi sàkku ci mbokk yëpp ñi ko mën a teewee ñu teewee ko ñu ko mënta teewee te mën a jàppale collectif bi ci seen liggéey numéro yi nga xam ne moom la ñuy affiché muy numéro Abdoul Wahab Niang nga xam ne ni lépp lu jëm ci wàllu googu ci collectif bi moom moo ko yor numéro am di 77 642 0023 77 642 0020 incha allahu taala numéro boobu noonu léegi ku am loo bëgg a jàppalee collectif bi mën nga jaar ci numéro boobu noonu léegi ngir jàppale leen ko ndax fa ñuy jëm ñu ngi fas yéene jël bus mu bàyyee ko fii ci Ndakaaru te juróom fukki place ak lu topp dana ko jël ak yeneen yoo xam ne nii dana ko laaj ci ay taxawaay ngir ñu war ko cee amal su ko defee ne képp koo xam ne nii am na yéene dem man nga jokkook ki nga xam ne moom mooy Abdoul Wahab loo koy laaj nga laaj ko ci wàllu googu dana la ci tontu incha allahu taala mënoon nañoo joxe yeneen i numéro mais dañuy bañ mu gën a gudd su ko defee boo ko wooyee looy jàppalee collectif bi mën nga jaar ci moom waaye tamit information yoo bëgg a am ci dem gi mën nga jaar ci moom incha allahu taala bu dee ña nga xam ne nag ñoo nekk foofu ca Koungheul mën nañ jokkoog Serigne Mbaye Sall nekk foofu ca Koungheul nga xam ne ñoo jiite organisation bi numéro di 77 956 23 18 77 956 23 18 Cheikh Omar danañu afficher numéro yi ngir ñu bëgg a jokkoo ak ñoom incha allahu taala su ko defee ku ko woo ne ko daje bi am foofa ca Koungheul laa bëgg a xam ban bërëb lay amee dana la ko wax nan lay amee dana la ko wax incha allahu taala moom Serigne Mbaye Sall nekk foofu noonu la ca Koungheul di delluwaat rek di wax ci la ñuy daanalee li ñu doon wax te dalal professeur Adama Mboup mooy daara joxuñ ko àqam nañ ko may jàmm mënuñoo nekk majorité ci Sénégal ba noppi ngeen bëgg ñoo jàppee minorité sëriñ daara la ak i ndongoom ak way juru ndongo ya ak ñi nga xam ne alquran ñor na leen ñooñu ñëpp ñi ngi ci ginnaaw daara kon ñooñu duñu majorité wala duñu minorité mais majorité lañ majorité nag bu toll ne daara ci Sénégal ak li mu boot ñu bëgg ko jàppee benn minorité taxawaalukat bu jug amoo fenn fooy utee ji xaalis fu dul ci daara loolu la ñu bëgg mu dakk financement yi ngeen di jot pour dal ci kaw daara yi dafay dakk muy organisme yeeg ONG yeeg centre yeeg ñëpp ñu jug fu ngeen jug di layoo dañoo bëgg a protéger ndaw ñi dañoo bëgg a protéger ndaw ñi te ñoo xam ne ay millions yuñ leen financé ngeen bëgg a reesal bëgg ko reesalee ci daara loolu nag dafay dakk te incha allahu taala dinañ leen wan ne dafay dakk àq ji daara am ci réew mi di ngeen ko jox wala daara jëlal ko boppam loolu mooy sunu slogan àq bi daara am ci réew mi di ngeen ko jox wala daara jëlal ko boppam te jëlal ko boppam nag ci tànk yi lañ nekk incha allahu taala bu nu jógee ko fële ca Koungheul sunu 3e conférence Kër Massar lay doon sunu 4e conférence Touba lay doon noonu lañ koy toppee ba Sénégal daj bu ci yàlla àndee daara li mu am ci Sénégal dinañ ko jox wala mu jëlal ko boppam dafay dakk te dafa war a dakk joxu leen ñu li ñu moom ba noppi bëgg ñoo xañ jàmm laajuñ leen dara revendiqué wuñu dara sàkku wuñu dara ñu ngi toog ngeen teg ñu injustice depuis indépendance ba léegi ñu am ko dërëm daara amu ko ñuy dund ci sunu tumuranke sunu coono ku ci nekk ci ñun yaay jéem a góorgóorlu ba dindi sa bopp ci yenn situation yóbbu sa bopp ci yeneen situation 40% yi réew mi am ñu génne ko ngir ne éducation la dara daara amu ko ci ñu toog jàpp sunu njàmbur waxuñ leen dara ngeen nag léegi dootu leen fi amati jàmm joxuñ leen li ngeen am mais dootu leen amati jàmm sunu amul jàmm ñu nu bëgg a teg xañ jàmm du ngeen am jàmm bu soobee yàlla te lu mu laaj nag danañ ko def takku nañu taxaw nañu am nañu fit lool ci li ñuy def xam nañu lool fi nu jëm te danañ fa jëm insha allahu taala te da ngeen ñu may jàmm ndax bu dee dooley zahir ji ngeen yor dooley baatin bi daara moo ko yor te danañ wane ne ñoo ko yor insha allahu taala lépp loo xam ne nii luy baatin la yéen ñëpp ku ci bëgg am dooley zahir ci waa daara nga jëm xalif général des mourides sëriñu daara la xalif général des Tidiane sëriñu daara la xalif général des Layène sëriñu daara la xalif général kër goo fi mënti tudd ay sëriñu daara ñoo fa toog mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon yëpp daara moo tax ñu leen di tudd màggal gii ñu jugee daara moo tax ñu woote màggal gi gàmm gi ñu jëm daara moo tax ñu woote ko mais mënuñoo nekk ñooñu ci réew mi ba noppi ngeen xañ ñu lépp ñu ne tekk dal ba noppi ngeen bëgg a continuer dootu leen amati jàmm loolu dafay dakk te dafa war a dakk
te incha allahu taala collectif aar daara looloo ko tax a jóg. injustice bi dafa doy mais fitnaal gi tamit dafa doy incha allah le 15 ca Koungheul ñu ngi fay invité ñëpp bu ci yàlla àndee bu ñu fa jógee Kër Massar moo ci topp bu soobee yàlla di sant mbokk yëpp di leen gërëm loolu doon ñamali gi ñu dalal professeur Adama Mboup professeur tey ñu ngi fas yéene waxtaanee avortement médicalisé avortement médicalisé nag dafa mel ne jamono yii ñi nga xam ne ñoom ñoo ci yëngatu dañoo xabtalu ba ñu ngi ci plateau yi fu ne di wax te sénégalais yu bari dañ leen di nax te émission bi dafa jóg ngir nax yooyu ñuy nax sénégalais yi na dakk heure boo xamee ne ni jóg nañu di wax dañuy jéem a convaincre sénégalais yi ci inceste viol ak yu ni mel danañ ci dikk waaye waxtaan wi danañ ko bëgg a xaaj ci ñett point bi ci njëkk mooy dañuy dégg tout le temps femmes juristes yi nga xam ne ñooy porter combat wu avortement médicalisé ñuy tudd Maputo Maputo lan moo fa xewoon bëgg nañ ko xam nga leeralal ñu ko ba ñu wax ne Sénégal dafa ratifié convention bi nga xam ne ni moom moo amoon fële ca Maputo lan moo fa xewoon ñaareelu muy avortement médicalisé bii ñuy wax fan la jógee ndax Sénégal ñoo tëb rek ne dañoo war a indi avortement médicalisé wala am na fa mu déparé bu dee ba mën nañ ci am ay leeral ñu xam fan la déparé ñetteelu point bi mooy lan moo war a doon sunu taxawaay ci réew mi ngir lii nga xam ne ñoom ñi ngi koy combattre ay solution am te du yegg ci nii nga xam ne noonu lañ ko bëgg a utalee solution kon ñu daleeg yow ci lan moo xewoon Maputo ba tax ñoom ku jóg ne protocole Maputo Sénégal ratifié na ko kon dañ ko war a appliquer. jërëjëf oustaz Massar ma ni ko professeur turu professeur moom yéen rek a ko yelloo yéen oustaz daara yi ko ñun ay ndongo lañ ndax li tax yéen a ko yelloo bépp njukkal bu nit di joxe ci Sénégal ci yéen la war a njëkkee mooy li imam Habib Sarr waxoon mu ni tey bu ñu sëlmaloon jumaa ji am ku génn maye fi nangami bii Màkka ak nangami saaku ceeb ñépp dañ koy tagg jàpp turam fu ñu dem wax ni moo baax ni na waaye ustaas bi alifun baawun bi mu la jàngal rek moo gën junni yoon loolu kooku def nee na kon tagg gu ñu tagg kooku war nañ tagg junni yoon ustaas bi ndax yàlla sax ci boppam moo wax ci kàddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ku ki gën ci yéen mooy ki jàng ba pare di jàngale waaw léegi tey ba pare résultat bi ngeen jur ci Sénégal kenn mënu leen a fay man toog naa chaque fois mu wax ko ak directeur BICIS benn directeur BICIS ba ñu toogee mu ni ma ñi nga xam ni ñooy bindee ñoo génn ci daara di signé arabe wala alxuraan ni na bu ñu retiré woon seen xaalis ci compte yi tey ci Sénégal banque yëpp fay banque yëpp tëj. dëgg la ñoom ñoo tax économie di dox ñoo xam nag yematuñu sax ci doxal éducation bi di doxal diine gi mais tey économie bi sax ña koy doxal ñoom ñoo leen tàggat yar leen ba ñu tey ba ñu am ndam boobu tey kon war nañ leen njukkal ku leen delloowul njukkal it war leen bàyyi waaye waru leen a sonnal waaye tey ñi nga xam ne ñu ngi leen di delloo njukkal lu ñuy def bis bu ne ñu détourné suñuy kees mooy ñu génn ci école tubaab bi tey jii bis bu ne rek ñu ngi ñuy won lu dul jeex te tey jii confiance bi nag crise de confiance moo am ba ñëpp delloo leen tey population du yéen rek de waaye boo leen jógee ñëppay jóg ndax population bi yëpp seen confiance dañu am déception ci ñi nga xam ñoo jóge ci nasaraan bi ndax scandale yi dul jeex delloowaat nag jël seen confiance yëpp tegaat ko ci seen loxo ba pare nag ngeen jaral leen lu ne foo leen jóge Sénégal yëpp ay jóg nekk seen ginnaaw loolu laa doon introduire kon nag li nga xam ne mooy thème bi ci avortement yaa ngi laaj d'abord comme foofu dafa am lu ma fàtte woon mooy leeral ne le 15 boobu dafay nekkaale journée nationale pour daara yi ñu bëgg même ñi nga xam ne nii ñëwuñu Koungheul fu sëriñu daara nekk ci Sénégal jour boobu nga profité waale def ay ñaan def ay dog waa Madaris ñi ngi sàkku lu mat 1111 kaamilu alquranul karim te incha allahu taala danañ ko am ba ëppal ko
danañ ko jàng ak yeneen dog yu baree bari yoo xam ne fas yéene nañ ko def ci bis boobu noonu le ñi nga xam ne tamit demuñu ci Koungheul des fii Ndakaaru fële ca Kër Mbay Fall incha allah ñoom it danañ fa dajee ca jumaa ja fa nekk ngir amal fa ay ñaan ak amal fay taxawaay ci bis bi ak yeneen i gox yu bari ci Sénégal dina fa am lu mel ne la ñuy def ca Koungheul incha allahu taala mais aar daara moom moo jëm Koungheul bu soobee yàlla loolu laa doon fàttali rek ci li ma ubbee woon nga ñëw ci laaj bi incha allah. le 15 octobre bi la. le 15 octobre bi. waaw léegi loolu ñuy wax Maputo nga xam ni nañu dañ fa signé convention boo xam ni dañ ko war a appliquer par force fii ci Sénégal loolu Maputo ci Mozambique la ne. ci Afrique ca Mozambique foofu la ne. Maputo dafa amoon conférence des chefs d'État bu Union africaine bu fa amoon ci 2003 ba conférence bu amee nag ci lañ profito ni kon charte africaine bi nga xam ne moo bind mbirum droit de l'homme yi ak droit des peuples ñu ni dañ ci bëgg a yokk ak protocole boo xam ni ci droit des femmes lay wax droit wu jigéen ñi waaw loolu ca Maputo la amee waaye di la xamal ni bañ ko fa yëkkatee contrairement à li ñuy wax bëri na dëkk yoo xam ni indi nañu ay réserve waaw ndax dañ fa yëkkati yoo xam ni ñoom seen xel ak seen xol mënu ko nangu te xam nañ ni buñ demee ci population yi dinañ am ak ñoom problème te pourtant dëkk yooyu ñu ngi ci doon lim sax Sénégal donc bu ñu wëbbati ko nii signé na ko tamit question la waaw xaj na après nag pression yi tax na mu mujj ko ratifié waaye ci ñi ñu bind ni def nañ fa réserve ci Maputo tudd nañ ci Sénégal tudd nañ ci Soudan tudd nañ ci Libye tudd nañ ci Niger tudd nañ ci Nigéria tudd nañ ci Mali tudd nañ ci sax île Maurice mi nga xam ni ay hindouiste lañu ñoom it def nañu réserve ci dëkku Afrique yi nga xam ni ñoo ci def réserve li tax ñu def réserve mooy Maputo du rek article 14 boobu nga xam dinañ ko fi tudd muy wax ci avortement waaye dafa am yeneen article yoo xam ne dugg na foofu maa ngi dégg ñuy xas semaine bi waa France naan dañu ni léegi sax ku fa amati plus de ñaari jabar dañ lay delloo sa dëkk wala dañ lay indil ay problème dañ lay xatal waaye Maputo article 6 bi ci protocole Maputo nii na léegi nañu instauré monogamie muy loo xam ni ñëpp ci lañ jëm par force te ku ko jalgati ñu fitnaal la ñun dañoo yab waa France rek waaye ñun kon protocole bi Maputo bii féministes yi ni nañu ko ratifié ndax moo tiim sunu loi yi article 6 bi lii lañ ci wax te monogamie boobu ñoom waa France yooyu taxaw nii dañ koy xeex dafa am benn journaliste français bu jigéen ci RFI moroomam interview ko fekk mu ngi Mali kooku ni ko waaw yow mi nekk Mali foofu de moom monogamie bëri na fa lool dama bëggoon nga nettali tuuti ñoom nan lañ koy dunde ak yow nan nga ko gisee journaliste tubaab bi française ba ko tontu nekk Mali ni ko man de sama gis-gis ci monogamie dafa soppeeku ndax ba ma gisee ñëwee fi gis ni ñuy dundee ak seen soxna yi ñoom monogamie officielle ak assumée la ñuy def monogamie boobu mu ngi ca France ba polygamie ñoom ñu ni polygamie assumée la ñuy def dégg nga waaye ñun France polygamie hypocrite la ñuy def sunu jëkkër yi sunu dirigeant yi ñoom ñëpp ku ci ne yaa ngeeg sa beneen coro làq ko ca el bi ba pare di xeex polygamie te loolu moo am na mu ni kon ñii ñoo nekk ci dëgg ndax ñoo hypocrite ñu ñun nag dañoo nekk ci polygamie mais de manière hypocrite te la muy am na ndax jamono yooyu mu koy wax François Mitterrand ci lañ découvrir ni ndeke moom mu ngeeg madame Mitterrand première dame waaye mu ngeeg beneen soxna soo xam ne Mazarin kii la tudd Anne Pinjot nekk naa moom di ko làq ba am ci Mazarin Pinjot muy làq doom jooju ba mu am 17 ans ci la ko média yu sob yi dem ba fexe ba feeñal ko xam nga ni kon moom mu ngi woon ci polygamie waaye comme mu ngi ci polygamie ba pare di xañ ak xale boobu ndax xale boobu Mazarin Pinjot ba fa mu am daf ko ni nëbbal bul wane ni sax ni maa la jur dundam yëpp ndeysaan mu war a nëbbatu mu koy jox xañ na li mu koy jox ci suuf waaye da koy nëbb loolu kon ñoom ñu ngi ci polygamie waaye président yooyu waxuma la sax ñu ngi ci polygamie François Hollande moom gis nga moom li mu daan yor moom dafa mujj ba daanaka takkatul sax ay nekkaale rek lay wut waaye dem nañu ba seen président ya dañu weesu sax léegi polygamie maanaam am jabar am coro
waaye am na ci président yoo xam ne léegi sax ci ñoom dañuy am jabar ba pare am far. gis ngeen njiitu Luxembourg bi. scandale Benalla bi da gis ngeen ko. yooyu yëpp tamit kooku day président am jabar am far ba pare. bëgg ñëw waar la ni ba kii baaxul loolu nag ñu indil ñu ko ba ci Maputo. nit ñu nit nañu appliquer même loi yi. Maputo indi na tamit beneen charte boo xam ni tax na dëkk yu bëri def ci réserve. mooy ñu ni mariage léegi ku ko def moins de 18 ans dañ laa war a arrêté dañ laa war a tëj. dañ laa war a jugé. xale bu am moins de 18 ans muy góor muy jigéen ki warul sëy avant 18 ans. donc tey te pourtant fi ngay xamee ni dafa am lobby yoo xam li leen intéressé mooy société bi na yàqu na njaaro tasaaloo te xam nañ ni mariage boo ko teelee def boo teelee marié da lay aar xale yi bu ñu teelee marié xam nga dina leen aar ba liberté ba ñu war a am ci foo caaxaan duñ ko am. te pourtant ñooñu yóbbu foofu texte yooyu jóge ca bitim réew ca dëkku tubaab ya ñooñu ba instant bi ñuy bañ ñu marié 18 ans ñoom ñu ngi xeex di def loi boo xam ni ba loi ba sax am na fa 15 ans 3 mois boo ko amee am nga sa liberté sexuelle. dafa am sama benn xarit tubaab la doomam bu am 16 ans daa dem dëkkali benn drogué mu naqari ko ba caag mu ni mais kii naa ko dem porter plainte ndax kii sama doom bi 16 ans la mineur la pour détournement de mineur ba mu demee waa gendarmerie lu ñu ko wax ñu ne ko mais fii bu amee 15 ans 3 mois loi bi nee na lu ko neex def ku ko neex dëkkal ndax majorité sexuelle am na ko léegi dégg nga xam nga kon ñoom lañ ñuy digal bi ñoom ñu ngi def contraire ñoom lu yàq société bi rek la ñuy wut te ba ci sax ñu ngi seet dinañu sax 11 ans sax léegi ñu ngi seet loi bu ñu dugal pour xale bi am 11 ans bu fekkee seq na sëy na ak nit fekk moom moo bëggoon kooku ne dañ ko war a respecteel bëgg bi mu bëgg sëy ak bëgg bi mu bëgg kooku ba sëy kon léegi te pourtant dañu ni c'est 11 ans moom lu mu mënti doon ku yegg ci moom bëggoon na ak bëggul ak d'accordoon na dañ lay juger viol la waaye ñoom neen loolu sax dafa war a deñ parce que consentement sexuel âge consentement sexuel dañ ko war a wàcce ba 11 ans loolu débat boobu mu ngi France fi mu ne kon nga xam ni tey te pourtant ñu ngi naan kon yéen tamit fexe leen ba ku amul 18 ans bu mu sëy te pourtant am na ministre yoo xam ni tey ba ñuy jàng ci la ñu sëy ministre yu bëri fii ci Sénégal yu jigéen ba ñuy jàng ci la ñu sëy te yàqalu leen seen jàng dem nañ ba doon ministre ñenn ñi dem ba doon premier ministre kon loolu mooy li nga xam ni daf ko tere article 7 bi Maputo dañu ni léegi nañ fexe ba ku am moins de 18 ans buñ la mayee boo ko mayee soxna wala nga may ko jëkkër na la yoon topp na la caabi féete ginnaaw waaye tamit Maputo beneen problème mooy ñu ni le droit au partage équitable des biens en cas de séparation loolu mooy booy sëy ak nit ba ngeen war a divorcer léegi sa alal yëpp dañ ko war a xaaj ci digg bi waaw booy sëy kenn ba moom sa genn wàllu alal loolu yëpp tey jii day loi yoo xam ñoom appliqué nañ ko ca Europe ba pare bañ ko fa appliqué li mu indiwul avantage pour jigéen ñi de au contraire góor ñi dañ ni comme loolu la ñun takkatuñu jigéen ñi am alal tamit ni comme loolu la ñun sëyatuñu bu ñu gisee biggante nañ dëkk rek concubinage di mooy suñu borom moo tax da ngeen a dégg léegi dootoo gi sax son mari et son épouse waaye léegi sa compagne ak son compagnon la ñu wax parce que wóoru leen ndax sëy ngeen parce que ñu bëri tey ñu ngi ànd France mais sëyatuñu conséquence bi mu indi mooy 8 millions jigéen yoo xam ne tey célibataire nañu te France maanaam boo dajalee ñun li ñu am ci jigéen yëpp xale yi soog a judd ak waxambaane yeeg mag ñeeg màgget yi ñun jigéen yëpp boo leen compté ci Sénégal 8 millions lañ lu toll noonu ci France ci ñu toll ci atu sëy te mënuñoo am jëkkër parce que gars yi nee nañu léegi lu def nañu loi yoo xam ni daanaka kóor yi li fatu la borom kër amatul yéen a tolloo daraja yéen a lii ba tax na ñoom léegi dañuy foo rek nitu France kóoru France dañuy jël fooyo la dem parce que xam nañ ni buñ nekkee ci ay mariage da leen jural la ne waaye loi yoo xam ni di yokk droit parce que gën nga ànd bu am yàlla moo ñu gën a xam ànd bu am foog mu am ko jiitu même bu dul ci même ci affaire àddina foog mu am ko jiitu waaye ni mu ñu gënee xamee ni kër góor a ko yilif ñu ne la nag déedéet baatu kër góor ak jigéen yëpp ñoo ci war a yem yooyu yëpp ñoom ñu ngi koy véhiculer ba tax na lu mu jur mooy gis nga ca France
ñaari fan ak genn wàll yu ne avant ñeenti fan la mais léegi dafa gën a garaaw ñaari fan ak genn wàll yu ne dina am soxna jëkkër ju rey jabaram ca France fii nii 2020 dégg nga fukki fan ak ñett yu ne dina am jigéen ju rey jëkkëram ca France parce que dañ leen dëggalal ay loi ay mentalité yoo xam ni gëmloo leen ko ba jàmm dañu amoon yëpp te loolu yëpp phénomène yu bees la jàmm yi inconvénient yi rek la leen jural léegi nag ci biir loolu mooy ci biir protocole Maputo boobu li ñu wax mooy en cas d'agression sexuelle et de viol d'inceste mise en danger de la santé sexuelle et physique de la femme ou de sa vie et celle du fœtus dañu war a daganal avortement ci dëkku Afrique yëpp maanaam bu dee dafa am dañ la song dégg nga forcé la sëy ak yow te dañ ci boole li ci biir sax léegi viol dañ ko boole sax ci biir néegu sëy dañoo ni même boo songee sa soxna forcé ko dégg nga te bugul woon viol la loolu commencé nañu di ko boole ci biir article yi waaye tamit inceste maanaam waajur wala moo xam waajur wala ndijaay wala koo xam ni daal da ngeen a bokk deret bu jege ba waru leen a sëy kooku boo leen sëyee dañu war bu la fa juddu ñu yàq biir bi dañu war a légaliser loolu waaye tamit lépp loo xam ni day menacer maanaam mbirum sëy bànneexu sëyu ku jigéen ki dañ dafa war a jur avortement waaye te lépp loo xam ni da ko mën a jural feebar moom ko jigéen ki wala mu mën koo faat moo ki nga xam ni mooy ki nga xam ni moom la ëmb loolu yëpp ni nañu dañ cee war a doxal avortement léegi nag féministes yooyu ñu ngi joxe sax exemple ci seen document boobu ñuy wëral ni ñun dañ ko war a appliquer parce que ay Afrique du Sud a ngi nii appliquer ko ay Cap-Vert mais ñooñu duñu référence parce que ñooñu tey Afrique du Sud ak Cap-Vert dañoo daganal góor jigéen Afrique du Sud ak Cap-Vert fi mu ne légaliser nañu loi góor jigéen kon ñoom tey ñun bu ñu leen joxul référence exemple ñoom mënuñ ñoo jox exemple ba ñuy topp ci ñoom te tey Tunisie mooy dëkk boo xam ni ne nañu booy njaalu waaja dañ koo atte ñu ne ko jabar ji porté ko plainte ndax nee na dafa takk ñaareel ñu yóbbu ko di ko jugé ndax nee nañu koofu moom yàgg na fa depuis Habib Bourguiba ba nga xam franc-maçon bu mag la woon doon taalibe tubaab yi moo fa defoon loi ku fa takk ñaari soxna dañ lay tëj ba mu ko takkee jabar ji porté plainte avocat bi ne ko boo demee da ngay naan rek sama coro la du sama jabar dama koy fooyee rek waaye du sama jabar ba mu demee da ko wax ñu ne ko am nga chance mën ngaa dellu dañoo foogoon ni sax da nga koo takk loolu yëpp pour iblis la waaye yooyu yëpp tamit jaamu iblis boobu Maputo lañ ko yekke waaye toggewuñ ko waaw ci lañ ñëwee ci ñaar waaw Maputo moom dañ ko faa yekke rek waaye fan lañ ko toggewuñ ko d'accord ci la ñuy ñëwee ci sunu ñaareelu laaj bu ñu déggee professeur Adama Mboup li mu wane mooy Sénégal ndekete moomul boppam ba ci ay luwaam am na feneen fu muy dem di fa jéggaani di fa wàlliyaani ba bu nu amee lenn lu ñu togg yekkee ko fa sédd ko mu indi fii ci réewam léegi nag jigéen ñi bi ñu jógee ak ñi leen di jàppale ba ci certain imam maa ngi gis ay imam yoo xam ne ay enveloppe doo nga leen dugal ci mbiri li ñuy wax ci diine dara du ci dëgg am na ci ñenn ñoo xam ne invité naa leen ñu toog ci plateau di laaj ki daada li ñuy layal ci avortement médicalisé ñoom ñoo gën a xam ne Sénégal gii ñu nekk école bi fi mag ñi bàyyi ñun ñëpp ñu tënku ci muy école Malick benn xeet ci yi ñuy layoo mayewu ko pour ñu def li nga xam ne mooy avortement médicalisé loolu beneen débat la pour wane rek côté diine ji moom lii nga xam ne moom lañ bëgg a def muy lu bon lii diine ji moom tëj na bunt bi ràpp la ko tëj mayewu ko te gis nga diine ji côté bi nga xamee ne fa la loi bi fi nekkoon 2005 nga xam ne ñu ngi ko voté 2005 loi boobu boo demee ci biir mi ngi wax ne lenn mooy tax ñu maye li nga xam ne moom mooy avortement mooy woy juru ki nga xam ne mooy kala article 15 la loi bi mooy loi bi nga xam ne santé de la reproduction lay wax ñu adopté ko en 2005 fenn rek la ñuy mayee ku jigéen ci def avortement médicalisé mooy bu fekkee ne dundu yaay ji dafa nekk en danger
yaay ji bu fekkee ëmb bi dafa continuer bakkanam mën na ci rotee porox ndoll boobu noonu la ñu ubbi ci article 15 bi ci loi 2005 ci loi bi nga xam ne mooy wax ci santé de la reproduction foofu may nañu yaay ji ci ñu ci seen xam-xam màcc ñu dindil ko xale boobu nga xam ne ëmb bi bu continuer mën na cee ñàkkee bakkanam te loolu di duñ ko weccee doom ji nga xam ne nii wóoragul ndax bu juddoo dana màgg bay produire ñi keneen yaay ji nga xam ne moom toll na ci ëmb ak wasin duñ ko jëndee ki nga xam ne juddoogul kon kii la ñuy gën a protéger que xale bi nga xam ne nii juddoogul loolu moom ci loi beeg diine amuñ ci problème léegi nag jigéen ñi nga xam ne ñoo jóg di porter combat bi loi boobu noonu le dañ ne dañoo bëgg ñu modifier ko ba nga xam ne professeur dana ci dikk ci biir waxtaan bi gannaaw bu leerale li ñoom fi ñu jëm nekkul ay affaire inceste agression sexuelle ak viol ak yooyu nga xam ne protocole bu bon boobu ñu wax ne moo xewoon ca Maputo loolu mu cay wax ñoom loolu du seen combat de mais ñoom avortement général lañ nekk di ko xeex maanaam jigéen ji nga xam ne jël na grossesse boo xam ne neexu ko na dem ñu dindil ko te loolu seen document bi nga xam ne 11 pages mat na ko lire nañ document bépp sëñ Adama ak ñeneen jàngat nañ document bi li ci nekk document boobu noonu le sénégalais bu ko amuloon na fexe ba am ko ci femme juriste yi mooy document bi ñuy layalee pour ñu war a voter ji assemblée nationale avortement médicalisé loi 2005 bi article 15 dañ ne nañ ko modifier loi 305 bi dañ ne nañ ko modifier ak yeneen i articles yoo xam ne mi ngi woon ci suñ code pénal yooyu yëpp dañuy demander pour ñu modifier ko fan la seen combat jëm mooy ñu may jigéen ji liberté boppam ba ëmb bu mu am neexu ko mu dem ñu dindil ko nekkul inceste buñ ko waxee dañuy tappale rek ci télé ak rajo yi dara du ci dégg loolu ñuy layoo seen document bi li ci nekk bokk la li ñu leen di wax de waaw inceste yaay joo xam ne nii doom joo xam ne nii dafa dem papa ji moo ànd ak doom ji kooku nar caa juddoo xale boobu kan moo war a doon bàyyam bu màggee yooyu dañ koy laye rek ay tappale la ñoom fi ñu jëm mooy jigéen ñi na ngeen dem heure bu leen neexee ngeen fo caaxaan leen ëmb bu ci juddoo ngeen dem ñu yàqal leen ko foofu la seen combat jëm te loolu noonu le kat danañ dikk ci biir duñu leen ci seetaan di leen bàyyi ñu wër di tuur lëndam askan wi gannaaw bi ñu déggee Adama Maputo ak li nga xam ne mu ngi fa nga wane ne lii benn la ci mais yu bon yu bari moo xewoon ci seen conférence boobu noonu le léegi nag lii nga xam ne moom la jigéen ñi indi ne débat te lëkkaloog certains imam yuy bëgg a lekk xaalisu jigéen ñi ak financement bi nga xam ne moom lañ teg ci loxo jigéen ñi fan la jógee fan la avortement médicalisé déparé ba tey Sénégal ñu tàmbali di ci débattre. waaw pour dëggal li nga wax sax daf ci am loo xam ne dama ko laaj professeur bu mag. boo xam ni président association médecin yu mag la ci Afrique. ma ne ko léegi mbirum avortement mu ni ma bu dee avortement koo xam ni xale bu ndaw ñu ëmbal ko bakkanam mu ngi ci xott. bu wasinee mën naa faatu ndax âge am 9 ans la am 11 ans la am ak ay 12 ans yu mel noonu. ni nag ku mel noonu tey bu wóoree ni bakkanam ci xott loi bi dafa autorisé pour ñu avorter ko. waaye nag day loo xam ni benn collège 3 médecins dañ koy constaté. gis ni kii bakkanam a ngi ci xott. yóbbu ko magistrat bi signé ko ñu avorter ko. kon tey ñoom tey interruption. loolu nee na interruption involontaire de grossesse la sax du sax interruption volontaire de grossesse ndax kooku du coobareem ci la nii ci leen dafa bëgg avorter waaye médecin yi ñoo ni kii mënul jur loolu moom féete na boor avortement médicalisé kooku dañ ko fi autorisé ci koo xam ne sa bakkan dafa nekk ci xott jarul kon di wax nit ñi ay xale bu ndaw tey jii ñu nar la tere loi bi dañ ko war daganal pour xale boobu déedéet loi bi daganal na loolu bu yàgg xanaa kay dafa am ñoo xam ne tey dañu bëgg avortement médicalisé ña nga xam ni ñoo ko togg ñoo ko indi parce que baat bi ku ko dégg xam ni du baatu wolof du baatu africain maanaam ñi xamul baat bi pour ñu firi leen ko sax moom la ñu waroon dooree mooy li ñuy wax yàq ëmb waaw ñu bari mën nañu dégg avortement bi naan mooy lan yàq ëmb maanaam dafa am Sénégal ñu jóg ne dañuy bëgg a xeex pour ñu may nit ñi ku ëmb neexu la nga dem yàqal la sa ëmb yàq ëmb waaw nga faat doom bi nekk ci biir doom ñu nekk ci biir léegi avortement médicalisé boobu ñoom dañu dugal li nga xam ne mooy planning familial pour nga xam ne jigéen ñi dañuy mën di sëy di def lu leen neex donc booy seet Europe ga nga xam ni moom la jóge
ba ñu commencé boole ñu ni yaa moom sa bopp, libre droit de disposer de son corps. ñoom loolu féministes yi loolu mooy seen slogan, ak ñi nga xam ni franc-maçon yi bëree bëri di leen ci jàppale. mooy libre droit de sa yaram daal yaa ko moom, lu la neex nga ci def. ay yàlla ne na nii ak société bi ne sa waajur ne loolu moom taxawul. yaa seet lu la neex nga def ko ci sa yaram. ba ñu booyalee kii nit ñi di njaaloo taal ko 67 ñu daganal planning familial ca France. nga xam ni 53 lañ doore 53 mouvement français pour le planning familial moo yëkkati cause yooyu. ca France xam nga ñun France mooy suñu baay. la fa xiine rek bu day taw si fii. te dañuy wañaar suñu loxo. après ni ñu par force da ngeen koy appliquer. fu ñu dee rek mooy docteur Pierre Simon mi nga xam ni moo jiite woon franc-maçon yi ca France 1953 moo créé association tudde ko maternité heureuse. ba ci yàgg mu tudde ko 56 mouvement français pour le planning familial. loolu yëpp mu ngi bëgg léegi planning familial bu amul njaalo du mën tasaaroo. waaw kon foog ñu nangu parce que boobu loi 1920 bu France day tere ko planning. booy planning da ngay dem ba Angleterre wuti loo planning sinon dañ lay tëj. léegi nag ñu ne foog ñu planning pour njaalo mën a tasaaroo, jigéen ñi mën a libre parce que dañ leen c'est le sexe libre. léegi ñuy ñefee di góorgóorlu ba yegg 1967 moom la ñuy wax loi Neuwirth. ñu voté leen ko ca France pour ñu mën a planning. ba ñu tëbee di puusaat ba 75 ci la loi Veil bu avortement ñu voté leen ko moom mu ngi ci ànd ak ku ñuy wax Simone If, docteur Simone If bokkul ak Simone Veil mi voté woon loi bi. Simone If bind na sax les livres ci jamono yi nii demain la société bisexualisée, maanaam àddina ëllëg pour mu neex foog góor mën a nekk góor nekk jigéen en même temps, jigéen nekk góor nekk kii jigéen nekk góor en même temps. xam nga koo xam ni philosophie boobu nga gëm bañ demee ba ci biir nag ñu ni léegi dañ koy imposer àddina bi parce que réussir nañ ko ca France buñ ko fa réussir mais loolu doyul mais dañu war a fexe seen idéologie boobu tas ci àddina bi. moo tax ngay dégg ay Le Caire 1974 ak yooyu yëpp ñoom ñooy ñëw indil ñu loo xam ni ba pare ñoom jàpp nañ daal ñun seen jaam lañu. ba léegi seen jaam lañu. lu ñu appliqué foofu rek ñun dañ ko war a lu ñu kii foofu ñun dañ ko war a dund dañ ko war a appliqué te dañ ciy taxaw temm waaye du ñu yem ci di napp sunu nguur yi waaye tamit dañ koy boole it ay financement yu am solo waaye ki nga xam ni moo leen weer mooy ki nga xam moo tudd docteur Maurice Kaye. docteur Maurice Kaye moom ci task force bi la bokkoon moom moo jiite woon sax lay yi ndax moom gynécologue la woon ba pare nekk chirurgien am ci daal compétence yoo xam ñoom amuñu ko ñu jiital ko nag ci lay yi ni ko yow yaa ñu mën a jiital lay yi boobu moom franc-maçon la woon waaye chrétien d'origine chrétienne la waaye mu tëb ba ci yàgg nag pas-pasu chrétien am woowaat ko mu delluwaat nag moom ci la bindam bu siiw boobu Maurice Kaye ku ne mën na ko wër ci internet ni maa ngi jéggalu sunu borom waaye maa ngi jéggalu askan wi ci nax yiñ leen doon nax ba fexe ba ñu daganal avortement fekk du woon lu dul pour tasaare mbon nee na jamono yooyu bokk na ci sunu politique boo dee 10 000 avortement clandestin moo doon am ñun dañ daan wax 200 000 moo am dañuy yokk chiffre bi gonflé ko nee na début bi nag dañ daan wax tur bi avortement lañ ko tuddee woon waaye ñu bëri parce que France tamit dañoo ngoyoon ci seen diine chrétienne ñu ngi leen doon la fille aînée de l'église noonu lañ doon woowee français yi ñu ngoy ci am résistance ñu contre ñooñu di kaasa avortement ñu ne kon nañ ko tuddee IVG nañ bu ñu waxati avortement interruption volontaire de grossesse moo gën a woyof moom mu ngi koy wax de moom Maurice Kaye mu nee na ba ci yàgg mu di waaw teñ ko tuddee avortement médicalisé bu ko defee mu gën a woyof médicalisé bi day mel ni daal da ngay ñëw doo yëg benn métti ñu dindi ko doo am benn problème te tey jii dégâts ya mu jur dinañ ko wax fii 83% femmes yi nga xam defal nañ leen avortement médicalisé ci hôpitaux européens yeeg Amérique ba ñu defee 83% jëlee nañ ci feebar yoo xam ni ak complications yu grave yoo xam ni nañu bu doon lu ñu war a defaat duñ ko mës a defaat parce que yàq na seen dund juróom-ñett fukk ak ñett ci téeméer boo jël ni nañu am nañ ci problème yoo xam buñ ko waroon defaat duñ ci delluwaat kooku toujours moom mu ni jamono yooyu 100 morts maanaam avortement clandestin téeméeri nit ñoo ci daan dee waaye ñoom pour ñu nax opinion bi dañ daan wax fukki junni nit maanaam 10 000 personnes 10 000 femmes ñoo ciy dee avortement clandestin chaque année nee na yooyu yëpp ñoo chiffres yi ñu doon truqué la boo tax ñu ne ah dégg affaire daal yegg na ampleur boo xam ne dañ ko war a daganal waaye ni na tamit lobby maçonnique yooyu mu nekkoon ni na dañu am la culture du sang maanaam seen maître grand maître yi ñoom dañuy signer pacte ak Iblis Lucifer des fois te Lucifer
am na ci pacte yi xëpp dafay soxla deret gu bëree bëri deret googu nag légaliser avortement day tax deret gi di tuuru 100%. loolu nag ñoom ñu koy jaamoo seen kii moom yooyu yëpp secret yooyu mu ngi ko génnee waaye dafa mujj waat tuub bañ koy menacé de mort sax mun leen jaral na ma ngeen rey ma waaye lii dinaa ko wax ndax moo ma gënal dee ci complot sama askan ba pare di mooy sunu borom dee ci moom duma ko nangu te tamit ca Amérique tamit yëkkati nañu woon lu mel noonu waaye ki nga xam ni mooy Bernard Nathanson moo doon docteur presque bi ci gën a mag ci moo gënoon a mag ci ñuy appliquer avortement di ko pratiquer foofu te bokkoon tamit ci ñi nga xam ñoo ko plaider loon ba ñu daganal ko lan la Bernard Nathanson wax ni na ay faux sondage dañ daan wax def ni na bu doon 250 personnes ñooy di faatu ci avortement ñun dañ daan wax opinion bi 300 000 personnes ñoo ciy dee 300 000 femmes nan leen 1 million avortement clandestin mu ngi fi am dégg nga di leen annoncé yoo xam ni dara du ci dëgg nee na li ma bëggoon rek li ñu bëggoon mooy pour nee na tamit pour ñu daganal leen ko foofu nee na bañ ko daganalee li mu leen jural mooy moom Bernard Nathanson nee na dañ koo daganal rek ma daw ubbi sama clinique docteur simple docteur laa woon waaye première année bi rek ubbi naa clinique boo xam 10 salles dégg nga 35 docteurs laa embauché 85 infirmières 24 heures sur 24 7 jours sur 7 ñuy avorté rek may encaissé rek dégg nga waaye tamit ni na dëkk bu ñu dégager avortement ne bañ ko dégager ci Amérique ci bu ñu dee par exemple junni avortement moo fi am ni na day jaar de 100% à 1500%. maanaam fu junni avortement clandestin di am muy 1000 bis bu ñu régulariser woon loi bi 15000 avortement ci même année bi mooy am parce que nee nañ légaliser nañ kon jigéen ñëpp dañuy dem ñu leen di fukki junni ak juróom nee na hôpital yi débordé nee na temps yi ñun dañoo financé sax média yi am fa ay plateau moom Bernard Nathanson de média yi yëpp ñu financé am fa plateau yoo xam ne dañu wutal ay émission ñuy promouvoir pour ñu daganal avortement waaye li tax moom mu dëpp ba ci yàgg mu dëpp li tax mu tuub mooy jamono ñoom lañ koy def mooy jamono ay 1950 quelque jëm 1960 quelque ak yooyu nee na nag ba fibroscopie amee ak stéthoscope yi nga xam da ngay mën a stéthoscope nga xam da ngay mën a xool biir mu ni nag man xaaral ma xool ki nga xam ne dañu ni moins de 3 mois la am mooy li jigéen ñi am moins de 12 semaines moins de 13 semaines te ñu ni du ñit imam bi di leen ko daganal waaw parce que dañu lay jàppal ni na moom Bernard Nathanson mu ni naa seet kiñ ma naan du ñit ba tax ma koy faat bis bu ne léegi comme yi am na naa dugal xool ni na ba ma dugalee li ma njëkk a marqué mooy dama gis muy xeef gis naa muy saw gis naa muy bouger di nelaw di yeewu ni na ci laa ni man ndeke ñit laa daan rey luñ la mënti wax moins de 12 semaines ñit la ni na ci la ni lii man dakkal naa ko mais du ma yem ci dakkal ko waaye ñii ñu nax te man mi am naa ci responsabilité ba ñu voté ko ca assemblée ba dañuy dem ba ca assemblée ba ma avorté foofu ñu gis ci la ko dugal ci pièce jigéen buy avorté jël écran grand écran tegal ko député parlementaire yi américain ñuy seetaan boobu film boobu lañ tuddee le cri silencieux boo demee internet gis ko ci nee na ba ma dugalee pince bi pour jàpp fœtus bi nga xam ne nee nañu du ñit moins de 13 semaines moins de 3 mois waaye ne boo ko jàppee dafa daw laqadu ji fee tafu ne ma demaat kar ko mu dem tafu ne loolu écran yëpp a ngi koy filmé député yi di xool ne waaye ba ma ko karee ba jàpp kook pince bi dafa yuuxu la def loolu moo tax ñu tuddee documentaire bi le cri silencieux ndax yuuxu boobu nga xam ne kenn du ko dégg nee na ba bu ko jàppee mu xëcc dugal aspirateur am ni na muucu ko ni na yax yeeg yàpp suq yeeg yàpp yeeg yëpp ñëw ma moxañe ko sànni fee génne député yëpp di seetaan ni na boppa ci gën a dëgër bopp ba des ci biir ma jël benn genre sonde dugal ko explosé bopp bi ba mu éclaté ma jëlaat sama aspirateur muucu ko jël sànni fee ni na député yëpp dañ doon jooy député yi voté woon loi ba yëpp dañ doon jooy fa la jaare Amérique ba léegi ñuy xeex avortement ba tey ji état américain subventionné tul financé tul avortement ñoom jigéen ñi fii juriste yi ñu ngi naan na ko état gàddu charge yi mais état Amérique dafa bañ léegi waaye jëmu ci loolu mais
cour suprême présidente cour suprême bu bees bi nga xam ni moo remplacé Ginsburg bi gaañu fan yee passé ni na loi bi daga na avortement ci Amérique moom da ko fay dindi kon loolu mooy wane ni foofu lañ ko toggee mais ña ko togg sax tey jii ñu ngi seet nu ñuy dëppee tey am na benn infirmière tamit bu ñuy wax Carol Evan Carol Evan ni na moom infirmière la woon waaye dafa bokkoon ci ñi doon jàpp loi pour ñu daganal ko waaye ni na en tant que simple infirmière mujj naa am 5 cliniques yoo moomal sama bopp waaye ñoo ñëpp dañu mujj tub ni na dem naa ba nga xam ni daanaka ay milliards parce que tey avortement bu dee avortement bu ne rek nga jël 300 000 imagine toi par exemple France ñu ngi ci 600 000 avortements par an moo indil Bataclan bomb ba ñu ba gars yi tegee bomb foofu ca Bataclan mooy terroriste yi bañ fa demee loo xam ni ñu ngi koy condamné te kenn d'accord ci kenn rafetlu ko ba ko ñi di condamné am labbe bu jóg ca France ñu leen Bataclan ñaata ñi lañ fa rey ñu ni leen 130 personnes mu ni France ñu ngi rey 600 000 litres par année te kenn waxu ko par avortement wax leen loolu dañu mujj créer ko problème ba dàq ko donc tey jii Katis Park ak Nita Newton moom it ñoom dañu créé woon numéro vert ci Amérique pour ñu ciy woote ñu ne ñoom dañ leen formé woon pour ñuy wuy ci numéro vert boobu waaye dañ leen ni loo mënti wax ak ki nga xam ne mooy woote ndax di wax ni dafa bëgg a avorter bul ko wax mukk lu koy décourager ci avortement foo mën a daaneel ak moom na doon fexeel ba avorter ak yombalal ko fan la koy avorter parce que mooy tax koom-koom gi gën a bëri waaye ni na dañoo formé woon sax ci di jooyu tappale nga xam ne jigéen bu ndaw xale bu jigéen bu ñëw ndeysaan wax ñu problème man kat damaa ëmb ak yooyu nee na dañuy ànd ak yow di jooy pour wan la ni ñoo la gën a bëgg sax sa ndey waaye nag waa ji yëpp fi mu mujj mooy nañ dem ñu jàppale la pour nga avorter donc ñooñu tey nga xam ni ñoo ci nekkoon ñu ngi seet tey it ñu nga xam nañuy dëppe dañ naan boo xamul foo jógee boo xamul foo jëm da ngay dellu fa nga jóge woon waaw waxatuma laak nag ñun ñi nga xam ne nag demaguñu am nañu chance demaguñu te ña demoon réccu nañ ko yàq na seen santé tey booy seet fu mel ni ku mel ni Sabine Favir dafa def ay études ndax dafa am kuréel yu jóg sax ca France collectif 30 ans ça suffit la tudd fanweeri at doy na ba ñu légaliser avortement ba mat fanweeri at dégâts yam fa def ñu ni ñoom doy na dañoo bëgg na dakk li nga xam ne mooy avortement loi boobu nañ ko fi dindi waaye Sabine Favir ba mu demee ni na tey avortement li muy jur ci feebar nee na la ñu war a wax sax d'abord pour complication boo xasee ba avorter en tant que jigéen complication yi nga xam di nga ko fa jëlee nee na kooku bépp jigéen daf ko war a xam 112 publications 43 revues médicales bind nañu ci yu bon yi nga xam ne boo defee avortement waxuma la clandestin de médicalisé ca hôpital ba ak matériel ba ca war yëpp ca Amérique de nga xam ñooñu ëpp matériel waaye boo fa jógee nee nañ di nga am perforation oblitération de l'utérus maanaam perforation mooy mbax mu bët loolu di nga ko am na jigéen ñoo xam ci lañ ko jëlee ba faaw te xam nga loolu moom musiba la te médicalisé bi lañ def bu médicalisé bi dem ca hôpital yu sophistiqué yo dégg nga Sabine Favir ni na dina jur cancer de l'utérus et des ovaires boo xasee ba avorté di nga ko am ni na stérilité maanaam nga bëgg léegi am doom dootoo mën a am doom li des ci sa dund boo xasee ba de avortement médicalisé da lay topp dina enfant maanaam doom yoo xam ni dañuy handicapé wala ñoo ñuy wax mongol doomu laago nee na buy juddu da ngay am chance lool pour sa doom yi nga dara am après ñu doon doom yoo xam dañuy ànd ak laago waaye grossesse extra-utérine maanaam nga ëmb mais fekk doom ja ca wet ga la ne da nga koy am dañuy en général day jur faatu doom ñi doom boo amu faatu wala ñu obligé di la opérer saa bu ëmbee pour placer waa doom ji waaye ni na cancer du sein ki mësta avorté nga xam day jur normal ki avorté am na 3 fois plus risque pour am cancer du sein ki mësta def avortement que ki nga xam ni mësta avorté ñu ne inflammation pelvienne maanaam sa mbax gi di tàng toujours di lakk loolu dina jur ci juddu ci avortement boo ko mësee def ñu ne implantation anormale du placenta inflammation des muqueuses inflammation des muqueuses yooyu yëpp di musiba yoo xam ne xajul ci émission bu ñu leen di lim looloo waral gouvernement Canada mujj ba mu commandé rapport ci avortement ban résultat la am ci Canada bañ ko fa médicaliser légaliser ko
waaye rapport bi mu mujj def mooy conclusion bi ci rapport boobu mooy avortement médicalisé dafa yàq santé de la femme canadienne. da koo yàq. ñoom ñëpp ay xottu nit lañu ndax avortement médicalisé. Finlande rapport ba fa génn ni na dee maanaam nga faatu accouchement normal boo avorté médicalisé am nga 3 fois plus chance faatu que kii accouché normalement kon tey yow sax même bu dee dañ inceste la ñoo ëmbal la moo xam sa baay la moo xam ku mënti doon tey te loolu sax ñu bëri ñoo koy man mais nga gis ko c'est rare xam nga jël benn cas bu rare ba koo def cas de société bëgg a imposer loi boo xam ne day régir lépp ci cas exceptionnel waaye tey booy seet accouchement normal par inceste nee nañu 3 fois plus booy accoucher normal kii accouché par avortement am na 3 fois plus chance de faatu ci avortement boobu que yow mi nga xam ne da ngaa bàyyi ni naa accouché normalement moo tax David Riordan ginnaaw 63 études médecine yi nga xam jàng na ko docteur David Riordan nii journal of contemporary health la ko wax ni na dañoo war a def loi boo xam ni ka ngay avorté da nga koy wax réellement danger ya ca ne waaye waroo ko nëbb naan nañu légaliser avortement rek parce que bu xamee danger yi du ci dugg ndax tey jii docteur yu bëri même loolu bis ko légaliser day danger bu rëy ci docteurs yi parce que buñ ko légaliser tey docteurs yu bëri tey ñu ngi ca kaso yi ca Amérique parce que feebar yi ma lay wax complication yi nit day ñëw nga avorté ko ba pare après mu tëb doot fa mën a am doom wala gis ni mbaax xam dafa bët wala léeg la mu porté la plainte ñu door la ci kaso bi parce que nañ la waxoo ko woon ni risque bi am na ci te boo ko bañee mën na la porter plainte. boo ko bañee tamit loi bi buñ ko xësee ba daganal docteur bu ko def feebar bu ci juddu di nga dem kaso problème bu ci dudd dañ lay porter plainte waaye boo ko bañee entrave à la loi sur l'IVG la maanaam loi buñ tëral nga bañ koo doxal kooku tamit mën nañ la cee yóbbu kaso yow docteur moo tax docteur yi ñoo war a gën a xeex sax pour loi bi bañ a jàll parce que lañ leen di jural ci problème moo bëri ba pare léegi incitation à l'avortement dootul doon délit bu ñu xasee ba légaliser avortement maanaam li ci ëpp ni nañu 64% études yi xam nga ñun fii duñ def étude waaye addina bi fañ dégg légaliser avortement yi nañu 64% ci ñi avorté bañ leen laajee dañu ni seen ay entourage maanaam sa waajur wala sa kilifa wala sa entourage wala sa far moo la naan par force da ngay avorté ji waaye du seen coobare bopp kon tey boo ko légaliser kalwar ko kooku dafa am loi boo xam moom dañ koy topp incitation à l'avortement mën nañ ko cee tëj ndax moo leen demal avorté waaye léegi bu ñu ko légaliser kooku dañ koy setal léegi parent bu mu neex ni sa doom demal avorté ji far bu mu neex ni sa kii jëkkër ju mu neex ni sa jabar da ngay dem avorté par force kon tey ñu ngi nii dañuy dimbali jigéen ñi waaye booy dimbali jigéen ba jigéen ñi ni la 64% ba ñu ko daganalee ca Europe ak Amérique 64% yëpp dañ leen a forcé ni la demal avorté ndax léegi dagan na kon tey yow bu dee da ngay dimbali jigéen da ngay fexe ba loi boobu bañ fa am ndax yow ña ngay ubbil bunt du ñooñu ni nañ moo waral sentiment de culpabilité bi nga xam ni tey ñu bëri ci ñoom da ci am sax ñuy jéem a xaru mais ñoom li ñu layoo Adama waaw mooy dañu wane ne dafa am ay statistiques yu bëri yu wane ne waaw jigéen ñu bëri ñu ngi ci kaso bi te lu mel noonu moo leen fa dugal waaw maanaam ëmboon au lieu que ñu waroon la ko yombalal pour nga dindi ko mais ñu jafelal la ko ba tax ngay dem di ko def ci clandestin joxe nañ seen i chiffres yu bari yuy firndeel lu mel noonu wane ne loolu rek bokk na ci li war a tax ñu def li nga xam ne mooy avortement médicalisé te exemple boo jëlee lu mel ne 2010 ñu ngi joxe exemple lu mat 60 cas ñu nekk ci kaso 68 cas kaso bi am na ko ci ñoo xam ne ni lu mel noonu moo leen fa yóbbu 2011 ñu am 86 cas yoo xam ne ni lu mel noonu moo leen fa yóbbu 2012 ñu am 39 cas yoo xam ne 10 yi cas avortement la yeneen 29 yi nekk infanticide 2013 40 cas ñu am ko ci 2013 bi nga xam ne lu ma 32% yi wala 0,32% ñu am doom ray ko ci la juddoo maanaam am na jigéen ñu bare ñoo xam ne nii ñi ngi dugg ci kaso bi te avortement moo leen fa yóbbu ñenn ñi li leen fa yóbbu mooy am doom ba noppi ray ko ñu ne nag su fekkoon ne yombalal nañ jigéen ñooñu noonu le bañ mën a def li nga xam ne moom mooy avortement médical yi kon kaso yi mën na bañ a fees
jigéen ñi nekk ci kaso yi fees fa. waroon nañu mën a trouver solution bala nga xam ne nii moom la ma leen di yóbbu ci kaso yi bañ fa am léegi seen chiffres yooyu nga xam ne moom lañ joxe bokk na ci fi ñu sukkandiku ba tax ñu wax ne dañu war a indi loi bi. xam nga tey sunu soxna yooyu muy juriste yi. di liggéey bu noble. liggéey boo xam ni ku ñu xañ ak xam ñu war laa mën a jëlal avocat défendre la te daf ci am côté boo xam ni ñëpp société bi dañ leen soxla. société bi liñ leen soxlaa mooy tey da ngay gis waajur boo xam ni day takk soxna yu dul jeex abandonné leen dem tëdd fenn dootu leen defal dara. xam nga ñu mel ku mel noonu bu ñu ko traduire en justice forcé ko pour muy defal ñooñu loolu tiyaaba bi ci nekk dafa bëri. donc dañu am réalité yoo xam ni ñoom buñ ñu ci taxawoo ñun ñëpp dañuy ànd jàppale leen te dañ leen di soxla sax waaye li nga xam ni feneen lañ la ko commandité nga moytu ko. dafa am loo xam ni feneen lañ la koy tëggale ndax na nga koy plaider mooy wane ni feneen lañ la koy tëggale. te dafa am ñoo xam ni waxuma la ay idéologie lañ mooy comme maçon yi. waaye tamit dafa am ñoo xam ni dañu yor seen xaalis bu bari di défendre ay ngóor jigéen waaye tey bu mouvement yi mel noonu demee ba am doole dañu leen di jéem a dugg pour di leen financer. pour tamit pas pour ñoom défendre cause juriste yi nga xam ni noble na waaye pour tamit seen yeneen cause yi nga salte yi pour ñu défendraale ko. kon mouvement bu mel noonu ñu ngi leen di ñaan ñu bañ a tomber ci piège boobu parce que askan wi dañ leen soxla. tey ci seen plaidoirie yi man plaidoirie yi damay xool pour seet ndax libre nga wala libre ndax sa plaidoirie yi koo dégg mu ci plaidoirie muy xas góor jigéen yi xamal ni boobu seexul dara ak lobby maçonnique yeeg lobby international yi waaye ko xam ni doo ko mës a dégg ñemewu ko sax ci xas góor jigéen bu yeboo nga commencé njort donte nag du loo xam ni da nga ko mën a affirmer waaye tamit ci plaidoirie yi ñoom li ñu waroon commencé mooy peine de mort. peine de mort bi nga xam ni ki nga xam ni moo def loolu ndax tey yaa impunité dafa am ñi nga xam ni ñooy ëmbal ñooñu di ko bañ wala ki nga xam ni mooy parent ci kooku ëmbal ko kooku charia dafa ni nañ ko rey. loi ci boppam peine de mort ku mel noonu bu doon dox da ngay war a plaider pour ñu door ko peine de mort wala prison à vie. waaye document bi yëpp dama ko lire gisuma fenn fu ñu ni nañu teg bii daan ki nga xam ni moo def loolu wala nañ diisal tel daan. loolu man jaaxal na ma lool dañ koo écarté. mel nañ daal yow. man kay ku jigéen waaw invité naa leen am ci kenn ku ma laaj man non lu jëm ci affaire peine de mort dafa am loi yeneen yoo xam ne nii ñoom ñoo ci wax mais ñoom seen combat jëmul ci côté boobu noonu ni ñoom seen combat fi ñu jëm rek mooy avortement médical yi. da di xam nga Europe bu fekkee tey. da ngay lire ci seen parce que tey avortement médicalisé muy avortement rek boo ko gisee mooy ca Europe li ñu njëkkee mooy pour boyal sexualité libre pour jigéen ñi mën di njaalo nu mu waree parce que ñoo xam nañ ni pàcc sexe libre moom boo ko indee liberté sexuelle daaneel nga ponk diine mooy diine chrétienne muy diine musulmane ndax Maputo église ak koy xeex de bu baax a baax fi mu ne protocole Maputo ba pare jox ndigal bépp chrétien na nga ko xeex bépp catholique léegi nag ci biir loolu mooy nañ boyal sexe libre ci lañ indi planning familial nga xam ni préservatif ba ci ak ñu ni planning familial nga xam ni bu la ëmb kii mën nga ci moytu ëmb waaye bu rëccee tamit ci lañ ni kon doyul parce que nit ñi kat ba léegi ragal nañu liberté sexuelle di def lu defandikoo nu mu leen neexee di njaaloo nu mu leen neexee kon foog ñu indil leen avortement médicalisé nga xam ni bu la préservatif rëccee ba lor am ci planning familial bi mooy tamit nga war boo ci jëlee lor ëmbee boo wonee lor tamit nga mën a dem ñu avorté la ñu yàqal la biir bi ba tax na tey yàlla indil leen sida ba ñu waxee liberté sexuelle yàlla indil leen sida nga xam ni dañoo mujj commencé naan attention te ñoom ñoo ni woon kenn waru feex attention ñi da nga koy bàyyi mu boyal bakkanam parce que loolu mooy démocratie waaye ci biir seen théorie yooyu par Atlanta ca 2013 docteur yëpp dañ fa daje ndax nee nañu sida ay milliards lañ ci financé par an waaye ba tey mu ngi yokk ci àddina at bu ne dina am 1 million de nouvelles infections sida ba fi ñuy wax
ci loo xam ne def nañ ci ay milliards docteur tubaab yëpp daje ñu leen nañ leen waxante dëgg sida mënul wàññeeku fekk yéen a ngi kenn du ni góor jigéen yi bàyyi leen seen góor jigéen bi kenn du ni liberté sexuelle bàyyi leen seen njaalo yi loolu fekk waxuñu ko abstinence duñ ko wax boobu sida du fi wàññeeku li ñu bëgg mooy ngeen wax ak àddina bi ñu wàññi yooyu buñ ko mën a wàññi sax ñu tegandi ko noonu ba ci kanam après ñu reprendre ko mais dañoo lànk donc tey jii booy lire document bi ñu ni tey ñoom juriste yi AGS ñu ni ñoom li ñu bëgg parce que bu njëkk dañ daan wax sax li tax ñu war a daganal avortement mooy ku waajuram siif ku def lii mais message boobu dañ ko yàgg a wax mais jàllul parce que day loo xam ne ñun miinuñu ko fi même donte sax duñ ni amul mais lu rarissime la léegi nag dañ ni sax lu wax ji yëpp léegi mooy ñoom ci seen document bi nee nañu bépp jigéen boo xam ni da nga ëmb boo xam ni bëggoo ko neexu la dañ ko war a daganalal ci loi bi mu avorté te duñ ko ci topp duñ ko du am benn poursuite war nañ ko daganal ci loi bi mu mën koo yàq ñoom loolu lañ wax ba pare nag ni nañu na doon gratuite et sans condition maanaam état bi moom mooy jël en charge loolu déjà ko loolu rek boo ko calculer day doon plus de 50 milliards yu bees yoo xam ni ministère de la santé war na ko financer ci ñooñu war a avorter te ñun suñu santé baa ngi ni tey boo feebaree wala sa doom feebar sax bu matul day dee ndax da ngay ñëw ñu ne la amul ay lal dëppal léegi loolu moo garaaw seen document bi ndax loolu ngay wax noonu article boo xoolee document bi page 8 waaw ci biir yi ñuy revendiquer pour mu nekk ci avortement bi bu ñu ko légaliser ci la ñu wonee ci benn point bi mooy autorisation de l'avortement médicalisé gratuit et sans condition sans condition xam nga mooy lan sans condition mooy ca États-Unis jusqu'à la fin de la 12e semaine xam nga sans condition bu njëkk ci États-Unis noonu lañ defoon dañoo pour loi bi mën a jàll dañ ne ku ñu violé wala yooyu rek moo mën a avorter ñu ni parce que da ngay ñëw sa assistance sociale bi laaj la ni la yow lu tax nga bëgg a avorter enquête ba mu wóor ni loi bi ñu wax ci Amérique mooy ay viol ak yooyu moo la dal ñu def ci enquête bu leer ba mu leer ñu soog la kii waaye ba loolu yàlla ba pare loi bi dañu ni léegi sax assistante di laaj nit ki yow lu tax nga bëgg a avorter loolu sax yaa ngi violé droit privé dañuy defaat loi boo xam kenn amul droit nit ñëw bëgg a avorter nga naan ko lu tax nga bëgg a avorter daanaka toon noonu lañ ko tëbale ba léegi mais booy seet Sénégal ñoom li ma leen di conseillé bu dee dañoo yërëm jigéen ñi mooy am na loi bu tudd accouchement sous X ca France accouchement sous X loi boobu mooy ëmb boo yor boo ëmbee te bëggoo garder doom bi mën nga dem ci hôpital bu la neex ni leen dama ñëw accoucher sous X accouchement sous X mooy doo leen bind sama tur doo leen bind sama adresse doo leen ma laaj noo tudd te it xale bu ma ko wasinee fii laa koy bàyyi ci hôpital bi dem sama yoon loolu loi boobu day régler problème bi bu ko defee jigéen bi moo xam dañ koo ëmbal waajur moo ko ëmbal wala keneen ko ëmbal wala yu mel noonu même bu dee bëggul garder xale bi dina mën a dem au lieu muy avorter santéem di ci menacer ba deem xaj ci mu bàyyi affaire bi bu ñëwee mu accoucher sous X am na fi ñun ñëpp ku ci ne am nga sa ay waajur sa ay mbokk sa ay waajur sa ay rak sa ay mag sa ay cousine sa cousine yoo xam ni ba ñu sëy ba léegi mënuñoo am doom bu ko defee ñu mel noonu ñu yóbbu leen jox leen ko bu ñu gisee jotee ci xale boobu duñ ko gëmee ba pare tamit am na fi ay pouponnière 50 milliards 40 milliards yi ñu war a subventionné bu ñu daganalee avortement ci ministère de la santé pour ñu mën di ko def ci hôpitaux yi di leen ko defal mais yooyu pouponnières yi 5 milliards yi rek soo bu mel ni la rescousse bu soxna Aïcha Diagne ak yeneen pouponnières yi nga xam ni ay chrétien ko yor ak lu ne ngi fi waaye koo xam ni ni nga man du ma dem ci chrétien yu jullit yaa ngi fi yu mel ni yu soxna Aïcha Diagne boo ko fa yóbboo ñu financé leen subventionné leen ba pare def ko ay numéro vert ni képp koo xam ne ëmb nga te bëggoo garder ëmb bul yàq demal fële dinañ ko jël doom bi nga dem sa yoon bàyyi ko fa te bañ koo rey bañ a menacer sa santé loolu tamit ci loi yi nga xam ni yombal na affaire bi la donc jarul tey ngay indi ni fokk rek ñu yàq ëmb bi ak yooyu d'accord mënuñoo jeexal Adama te fàttaliwuñu code pénal u Sénégal ban daan lay teg ci ki nga xam ne moo def avortement te ñii jóg ni ak seen financement yi ak seen imam yi leen di jàppale baat boobu il faut ñu koy fàttali ñiy jóg di porter combat bi cotiser wuñu ci seeni salaire dajale pour man di fay ay plateau télé te danañ ci dëkk yeneen i jëmmi jamono pour vilipender leen ñi ngi wër di fay ay plateau télé wane ne dañuy jéem a sensibiliser nit ñi te seen loi bi pour lu ko jàllale ci la ñu nekk
dañuy sàkk ñu modifier article 305 bu code pénal bu Sénégal. article 305 lan lay wax bépp jigéen ju def avortement médicalisé kon avortement yi nga xam ne ni moom la ñuy wax ni war nañ ko mën a def muy clandestin yi ñuy def ak avortement te jaaroo ci bala ñu mayee ci article 15 bi bu 2005 bi code pénal dafa wax ne kaso mën na la cee fekk ndax dañ ko jàppee benn infraction boo xam ne mën nañ la cee tëj juróom benn weeru kaso ba ñett atu kaso nga fay ci fukki junni ba 1 million. article 305 bi loolu la wax ñoom dañuy wax ne article bii dañoo bëgg ñu modifier ko bu 2005 bi wax ne bu 2005 bi nga xam ne mooy article 15 loi 2005 bi wax ci santé de la reproduction ne maye nañu avortement médicalisé bu fekkee waajur wi muy yaay ji la dundam nekk ci danger. lii nii réglé nañ ko ba teg ko jurul benn problème ndax dëppoo naag sunu réew ni ñu ko bindee pour bañ a ubbil benn prox ndollu ku mu neex nga jug dem ëmb ne yaa ngi yàq ëmb bi sunu loi bii lañ war a ñun ñëpp ñu jug xeex pour lu ko conserver ba keroog ñuy am leneen loo xam ne moo ko gën mais lii ñu indil la gum ñu jàppandi ci mais ñiy jug ak seen loi yu bon ne nañ modifier article 305 bi nañu modifier article 15 bi nga xam ne ñu ngi ko voté 2005 mais lii problème la te yemuñu ci nañ ko xam nga léegi ki jugoon bëgg a def sax avortement yooyu nga xam médical war a fay ay 300 000 400 000 nangam ba ci 1 million pour ñu war la ko defal léegi ñu ne nañ def avortement médicalisé mais mu nekk gratuit nag far ci seen document bi ci page 8 bi ñoom jigéen ñi mais léegi bu ñu ko defee li Adama wax suñu hôpital yi nga xam ne nii aspirine duñ la ko may boo feebaree boo demee boo amee gaañu bande duñ la ko may alcool yeneen ak yeneen lu ci nekk dañ la koy bindal ordonnance nga dem jëndi ko mais ñu war ñoo ñëw war a régler loolu régler wuñ ko mais ñu ñëw ne léegi daal ku mu neex demal nga fo nga am ëmb dem ñu yàqal la ko te doo ci fay dara mais ñun kan golo di bay baabu di dunde ñuy cotiser ci réew mi di fay seeni impôt lu nekk ñu koy jël di ko jox ay nit ñuy taxawaalu ku ci jug fo bam neex la nga am sa ëmb dem ñu yàqal la ko doo fay dara ñun réew mi ñu fayal la ko mais ñi li ñuy xeex sax xamuñu ko dafa mel ne seen xel yi àndul ak moom ànduñoo ak moom ba tax na kon Adama sunu waxtu jeex na tàkk ndénkaan yi moom moo ci des lan nga war a jàpp ne moo war a doon taxawaay pour lii nii mu bañ a sotti nga xam ne ñu ngi koy jéem. moom daal tey ci médecin yi la ñuy tàmbalee. mooy médecin bu assermenté le docteur Nathanson waxoon Nathanson mi nga xam ni du jullit waaye am na lu mu gëm la mu waxoon ni man médecin assermenté laa te ba may assermenté c'était pour sauver des vies mais pas pour tuer des vies. ba may assermenté pour sauver ay dund la woon waaye du pour woon faat ay bakkan waaye pour sauver ay bakkan la kon tey te ni na loi moom Bernard Nathanson ci Amérique nga xam moo jiite woon mbirum avortement ni na képp ko avorté boo ko yëgee boo ko yëgul rey nga ñit te jarul sori sunu yenent bi sallallahu alayhi wasallam da daan fiyewu lu bëree bëri ci siira ci xissa yi ngeen ñu jàngal ci borom xam-xam maanaam ku nekk ak domaine am da lay laaj yow lan lañ ci war a def ba ñuy mbay ba ñuy war a ji tàndarma ya ba ca stratégie de guerre danaan loolu nag moom sama xam-xam du ma ko ci jiital waaye yéen ñii ko jàngi woon laay laaj kon médecin yi loolu la ñu wax ne nañ képp koo xam ni avortement moins de 12-13 semaines boobu képp ku ko def rey nga ñit loolu docteur yi wax nañ ko léegi nag comme loolu la li ci des aussi dafa am loo xam ni question lobby la maanaam des fois nit ki mën nga ko éclairer parce que juristes yi elles peuvent être de bonne foi mais fekk dañoo xamul lu bëri ak li la nëbbu ci ginnaaw boo leen waxtaanee leeralal leen loolu fu mu jóge ak la ñu lal ci suuf ñu arrière parce que am na ci ñeneen ñoo xam ni ñoom ñu ngi daan ànd ak ñoom ñun bañ leen ko leeralee dañ cey génn ndax xam ni ndekete kat lii am na leneen lu ñu leen nëbb donc ñu ngi ñaan yàlla mu doon kaawu juriste yi waaye tamit dafa am beneen faction boo xam ne nag moom bëggul loolu am parce que intérêt yi nekk en jeu la mooy lu xoromu liñ ma yónnee temps yi ci WhatsApp ci xale yi di ko yónnente mu ni boo jaaykatu masque ba grand bi jaay masque benn xale dafa ñëw ni ko grand mu ni ko corona bi jeex na mu ni ko gune gi waxal jàmm gune gi ñaanal jàmm dégg nga am na koo xam ni lu mu doon musiba moom ñaanul mu jeex parce que dafa am comme intérêt bu mu ci am léegi nag kooku bu ko xamul population bi liñ naan peuple xam nga dañ naan convention yi ñoo tiim
sunu loi convention yi tiimuñu sunu pas-pas tiimuñu sunu borom sunu borom moo tere ku rey nit te ñun dañ koy bañ parce que mooy jullit muy chrétien dañuy bañ ku rey nit léegi nag convention yi xaj na sunu njiit yi lañ jiital waaye man toujours li ma mooy premier pouvoir c'est le peuple peuple bi lu mu bëgg mooy am lu mu bëggul du am na loo xam peuple bi moo ciy jóg parce que ñoom yu ci bëri gi nga ponk yi li la tubaab bi di ko véhiculer c'est pour màbbal gi nga bu ñu jàll rek dinañ màbbal ponk diine yu bëri salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu di jaajëfal bu baax a baax professeur Adama Mboup mën naa ne sama kàddu fi ma doon bëgg a daanalee far fi la daanalee kon dama koy fàttaliwaat rek mooy li nga xam ne moom la imam Dame Ndiaye wax keroog ca 2S Makhtar Sarr de engagé wu na 100% ci waxu imam Dame Ndiaye jooju noonu le ak ñu bari ñu ma xam mooy bis bu nu naree voté loi bii di avortement médicalisé ci assemblée nationale mbooleem imam foo mënti nekk ñëwal assemblée nationale mbooleem sëriñu daara jullit sax mu gën a yaatu bu kenn des lu raw 23 juin nañ ko wane boobaa buntu assemblée nationale te loolu noonu la engagé wu nañ ci 100% ndax kenn du xam li nekk ci avortement médicalisé mu leer ci sa bopp ngay nangu ay nit ñu ñëw fii di la làkk ay daadaa di la wax ne loi bi dafa war a jàll nga toog di seetaan muy jàll kon na ñëpp jaaju taxaw dégloo bis buñ ne prép assemblée nationale ñi ngi bëgg a voté loi bi muy 24 ak 25 ak 29 ak ba bu 34 sax amee su boobaa dinañ dem taxaw ci buntu assemblée ne du fi jàllee te boobaa dinañ xam ne ñu raw waa 23 juin ñi ngi Sénégal seen pas-pas jaral na leen lu nekk. loolu di ci woo yaay yëpp tamit yaay ñëpp sénégalais yëpp. moom ku mbaax ñor ak foo mënti nekk. ku xam avenir u réew mi li mu nekkee en danger ak foo mënti nekk bu ñu naree jàllale loi bu mel nii moom jarul bakkane sax di ko fekkee bu boobaa. loolu il faut mu leer ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. di sant mbokk yi di leen gërëm di jaajëfalaat professeur Adama Mboup uy si gim nu wuy si woon ci aaxiru zaman rafetlu nañ ko di fàttaliwaat mbokk yi la 15 incha allahu taala fële ca Koungheul Adama dana ñëwaale ci aaxiru zaman laa koy invité direct incha allah pour mu ñëw ci la 15 ca Koungheul dinañ fa teew ci yàlla àndee incha allahu taala jërë ngeen jëf ci seetaan bi wasalaam xeek tànk bu gudd ak barke ooleek alal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniya du la fegal bàmmeel yaak laajteem yaam